Tamsin Gok ak Jokes my nigga my small town man I feel good man I'm in Papi's camera from Kimpi Corner Jokes le Suédois Mor Fall mi man fii ay waa Londres ay waa Suède non sama gars yi tas ngeen ci àdduna bi man Kati Jam what's up baby Fallou Sarr what's up my bro Bab Slow Jokes my man naka waari ma mor ñu ngi ziar coronavirus non tabaski versaire la corona bi moom mooy loolu tabaski versaire la quoi Omar Saliou mon ami mon frère maa ngi lay ziar bu bëree bëri Zen Lazou what's up Pape Diop frère nu mu demee gain nice maa ngi bëggee ñëpp Zeynab Bachir Bàcc Fall naka waari Bàcc maa ngi tudde envoyé ma message par WhatsApp s'il te plaît yaa ngi sama numéro Sall ni dof what up su dee waxul dëgg mooy tabaski mooy daloo ci de exemple bi tabaski mooy daloo ci yee Ndiol Gueye USA what up bro sama doom bàyyi la ko naka waari sama gars yi maa leen di ziar yéen ñëpp yee Cheikh Balde ziar salam à toi Alioune maa lay nuyu mais Modou Ndiaye sama bëdee nag baakaar bi maa leen wax benn affaire ngeen jégal ma ci affaire yi mënul lii parce que naanuma café te su ma naanul café man ak oto bu amul gaz wala bu amul essence réew mais you know sama cerveau bi à moitié lay fonctionner Zeynazou what's up muy nice yow maa ngi LG sama town you know Dia Picasso frère maa lay bëggee maa lay màggal lu bëree bëri jaajëf Omar maa lay nuyu bu baax Omar Saliou Tamsir bàyyil siisu bi Jokes instant bi di bàyyi Tamsir day siisu moom tamit moom Mor Fall ay tabaski Londres ngeen di dund quoi yéen je compatis maa leen di masaw bu baax quoi tabaski Paris sax mooy tane wala États-Unis mais Londres non yéen yërëm naa leen Baye Mor sama turandoo Baye Mor Seck sa sant bi neexul mais maa lay nuyu tur bi neex na quoi liñ sa boss hello bro naka mu waaw kay léegi Ali drapeau Fouta bi mooy flotté ci ginnaaw de wala boog Talla Gueye sama turandoo si aar ak maagal lu bëree bëri Jokes géré ko rek Big Rouge what's up boy Serigne Lo jaajëf mon frère maa lay nuyu maa lay ziar xam nga Cheikh Anta maa lay bëggee lu bari frère Mamadou Dia ziar ak maagal sama gars yi maa lay nuyu yéen ñëpp xam naa ni moom peut-être du ma mën a tudd tur yëpp mais maa ngi nuyu ñëpp quoi sincèrement di ziar xam nga di leen bëggee yéen ñëpp ça fait longtemps defuma live xam nga et là je profite xam nga si je suis venu à Louga tranquille si tabaski bi maa leen di ñaanal yéen ñu war a dem bouger yéen ñëpp ku ci ne fi ngay dem nga àgg fa si jàmm et yàlla defal leen tabaski jàmm quoi yéen ñi xam si ni aussi fu ngeen mënta nekk si àdduna bi rek profitez bien suñu borom merci Omar merci c'est gentil jaajëf suñu borom defal ñëpp ku ci nekk daal xam nga say yitte ba ku ci nekk sa tabaski mat ñuy wut xar am xar ñuy wut ay sañse am sañse et puis voilà ñëpp kontaan quoi ñëpp am tawfeex quoi incha allah rabi ñu ngi koy ñaan ñëpp ñu ngi koy souhaité ñëpp quoi. Abdallah depuis Orléans maa lay nuyu maa lay big up maa ngi big up gars yi nekk foofu yëpp waa Orléans yëpp maa lay nuyu. waaw kay baa leen ma de parce que nii sama bët yi moo nanguwul xippi parce que naanuma café donc du coup du ma gis bu baax quoi mais maa ngi nuyu ñëpp di tuubal ñi nga xam ne tudduma seen tur aussi maa leen di nuyu yéen ñëpp quoi. Metroman jël ma inbox ma jox la number bi amul problème bind ma inbox ma jox la number bi quoi
Babacar Akon tabaski Sénégal neex ah waaw tabaski bi waaw mais neex na bu ñu ko fekkee rek sant yàlla copain fekke bi rek yàlla xam na que ni fekke bi ànd ak suñu sago am wér gi yaram xam nga ñëpp nekk ci jàmm loolu rek sant yàlla la yeneen yi ci des yëpp xam nga ay détails la quoi you know waaw dañuy sant yàlla rek quoi Mame Balla Mbow suñu journaliste bu mag bi suñu star bi waaw yow ñu ngi lay suñu chroniqueur bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax Baye Mor Kane sama torondoo maa lay nuyu di la ziar Mbaba Guissé moom sama frère la sama dëkkandoo la sama lépp la maa ngi koy nuyu di ko ziar xam nga Talla Gueye di nga ñaan si ndewal ñëwal bro ñëwal amul problème amul benn problème siyaare Mame Balla ñu ngi lay siyaare lu bëri frère Mor Mbaye Diop depuis Zik non wala non ziar bi waaw ok ñu ngi delloo ziar frère ñu ngi delloo ziar bu bëree bëri Aliou Cissé waaw sujet bi moom xam nga waxtaan bu gàtt lay doon rek parce que xam nga big brother ziar magal cant one love to you I'm from Alger yeah my brother Mbaye Sow from my town maa lay bëggee bro maa lay bëggee lu bari di la ziar di la magal bu baax a baax Ahmadou Bamba Boy waaw ñu ngi pare tabaski bi ngi delloo ziar bu baax j'espère que yow tuuti ngay pare yes Aubervilliers c'est aussi là ouais Aubert c'est mon coin là-bas inchallah rabi bu affaire yi calmé woo rek xam nga là c'est pas évident de voyager mais dinaa ñëw foofu quoi man Paris mënu ma faa dugg te du ma dugg Aubervilliers waaf mooy sama coin la mais Dame mon frère Dame chérie Eva merci beaucoup mon frère merci kontaan frère Mame Cheikh Diagne maa lay nuyu di la ziar mais man maa ngi bëgg a dee Cheikh Anta café bi moo may def nii ah man instant bi dog lay xaar man pour mën a yeewu ah là je tiens plus là sama bëdi baay fi ñu toon nangul sax xippi mais sama Hervé depuis 2 ans ah oui Babacar on va organiser ça yeah man bon les gars su ma toppee nuyu fii la ñuy fanaan là j'allais parler un peu de certaines choses yoo xamante ni ça me tient à cœur ma ni danaa def benn live bu ndaw pour wax ko ça va parler de l'actualité bu xaw a xew un peu par rapport à des accusations yoo xamante ni yeneen nit yi dañ ko bëgg a yëkkati teg ko ci kaw Ousmane Sonko et je vais vous dire un truc man Ousmane Sonko tu as parlé de lui c'est une passion pour moi c'est une passion parce que dafa am un rapport direct avec l'amour de la patrie donc loolu noonu su ma ciy wax day nekk passion ci man tu vois gis nañ nag benn genre lu ma ne campagne de diabolisation lu jëm si moom loo xamante si ni mënuñu ko tuddee du campagne de diabolisation parce que nañuy waxante dëgg ñun suñu biir duñu ay dof ñun ñëpp am nañu xel léegi nag def ak tayeef ak faire semblant wala ak def ay amalgame yoo xam ne xam nga ni conséquences yi day gaañ nga dinaa ko def mais ci turu confusion boobu damay def benn amalgame boo xam ne day mel ne lii laa ci jublu loolu mooy li fi am mais suñu waxante dëgg suñu biir dinañ xam que ni dans la vie ak organisation bu mënta am si àdduna bi am na ci ay quelques égards yoo xamante si nii la ñuy def ci diine l'islam kenn santu leen ko la ñuy def ci tarixa tijaan kenn santu leen ko la ñuy def ci tarixa murid kenn santu leen ko la ñuy def ci parti politique bu ñu bokk kenn santu leen ko comprendre nga ñooñu ce sont des égarés ce sont des gens yoo xam ne seen xol lumière bi ci nekkoon dafa fay ñooñu kenn mënu ci ñoom dara c'est une toute petite minorité comprendre nga fi may waxee donc bu amee yenn gars yoo xam ne dañoo fàtte toutes les personnes ñi nga xam ne ñu ngi seen conscience ak seen bonne foi ak seen bonté ñu fàtte leen daal di focus ci quelques 2 3 ay dégénérés ay dof yoo xamante ne ni ñoom yàlla daf leen muur voile mënatuñ gis lumière bi ñu dëkkee saaga ay nitu yàlla wala di saaga di ŋàññi ay diine am ñoo xam ne nee nañ xaw ma ay kémit lañ ñoom dañuy saaga diine l'islam am na ci ñeneen ñoo xam si nii nee nañ xaw ma ay salafiste lañ dañuy saaga yoonu mag ñi mais loolu yàgg na fi
mais ñooñu ce sont des égarés weesuwul nga xool nitu yàlla ne da ngay wax ak moom comprendre mais naka la nit mën a fekk koo xamante si ni wan na la boppam koo xamante si ni wan na la sincèrement wan na la comment il est koo xam si ni il s'est sacrifié nga teg si sa bët wan na la lan mooy jub wan na la lan mooy dëkk dund en société lan mooy cëral mag ñi mu wan la ko ba nga teg ci sa bët xam ni kii lii mooy politique am lii mooy discours am yow nga xëy un beau jour nga bëgg ne da nga koy taxé benn samba boy bu nekk ca àll ba bu xam ni tàggoon ak sagoom wala ab dof la moo xam ne lecture bu mauvaise la am ci àdduna xam nga ànd ak une haine boo xam ne kenn mënu ko qualifier nga ni kooku la muy wax dama ko jël ma taxé ko Ablaye bi nga xamante si ni wan na ma ngor wan na ma xam-xam wan na ma njub wan na ma patriotisme wan na ma cëral samay kilifa kooku noonu nga ne léegi damay jël waxi dof bële ma taxé ko waa ji ba noppi naan dama lay laaye biir génneel nga def communiqué génneel nga tuur nga weddi looy weddi xanaa lu fi am la ñuy weddi ab dof bu nekk ca àll ba xamuñu États-Unis la xamuñu Canada di wax ay waxi dofam ngeen bëgg benn leader bu responsable bu am cër bu am xam-xam bëgg a toog di weddi waxi dof boobu noonu sous prétexte mos na jël photo ak moom léegi kon man képp koo mos a gis fan ko wala nga bëgg ko jël photo ak moom ne kii laa bëgg yow lépp loo def rek dañ koy taxé ci kaw kooku noonu loolu du xel xale bi gën a ndaw xam na que ni kenn du raisonner noonu loolu du xel mos sa nekk xel mais ceux qui le font ils le font exprès parce que c'est des gens qui sont super intelligents yoo xam ne dañ leen a naw donc bu ñu xëyee un bon jour génne genre discours yu mel noonu loolu dafay tey suñu xel et dafay tax nit ñi xam que ni y a quelque chose qui se prépare léegi nag man je parle à la jeunesse waaye tuub nag de bàyyi fi mu toll bët yi nanguwul ubbeeku gis nga réew mi suñu réew la avenir bi suñu avenir ñun la ak suñuy doom ak suñuy sër Sénégal fii mu toll nii ñun nga xam si ni ñoo toll ci ndaw kase ñoo ko mën a sauver gis nga Mamadou Dia exemple la boo xamante si nii chaque fois dañ koy indiwaat ci table bi parce que exemple mënu koo weesu Mamadou Dia amul xeetu tuumaal buñ ko tuumaalul amul xeetu sos buñ ko sosalul comploté ko di bind ci moom di wax ci moom di sàcc signature am di ko bindal ay lettre di yónni ci sëriñ si di ko def ba yàq digganteem ak sëriñ si ci mbir yoo xamante si ni bi mu koy def liggéeyal Sénégal moo ko taxoon muy def liggéeyal économie Sénégal ñu autonome am suñu agriculture am suñu maanaam moom plan bi mu doon teg moo nekkoon njariñu Sénégal maanaam plan wu émergent bi tax ñuy wax plan de développement bi taxoon ñuy wax moom loolu la doon teg tombé nag boobu sëriñ si ñi ngi woon seen activité politique yi jël Mamadou Dia di ko tuumaal ci sëriñ si di ci yàq ay der di dem ci ñi jege sëriñ si di leen wax lii lay waaj a def préparé na lii day def lii ba sëriñ si mujjee gëm loolu noonu lañ ko saax-saaxee ba tëj ko ci kaso bi te il était isolé Mamadou Dia il était isolé kenn jàppale wu jamono jooju dafa mujje isolé wu parce que xam nga ku ñëpp topp di wax da ngay mujje yoo xam nga waaw du média bu la défendre du dara donc du coup il s'est retrouvé seul ci combat bu noble bi mu doon mënee billaahi wallaahi ñu fenal ko bind seeni affaire gaaw bindal ko tëj ko ci kaso bi mais loolu noonu moo ñu war a servir de leçon tey jii nii yéen ñëpp gis ngeen que ni gis nga ñi ngay gis yëpp ñuy jëm ci yenn tendance yi xam nga lu tax ñun ñu nekk ay xar foofu la seen ceeb nekk di nii c'est-à-dire que ni ñun ñu bañ a yeewu ñu continuer nekk ay xar parce que système bi ñu ngi dund ñoom ak ñi leen ci jàppale ñu ngi dund lañ leen di waxante dëgg ñoom du ñu fajoo sax fii ñoom ak ñi leen ci jàppale que ça soit mu nekk ay sëriñ ak keneen seeni doom ay milliardaires lañu ay multimilliardaires lañu amul ci kenn koo xamante ni da ngay xëy daat ne man day sama koñ bale hôpital ba may dem defar rajo yi may dem defar li ku ci nekk yaa ngi am garage boo xam si mën naa tabax am réew nga yor ay auto de luxe yoo xam ne ñoom 50 Cent sax duñ ko dawal ñu ngi lijjat di seen bopp ñoom ak ñi kër du ñëpp nag ñi tax ñuy wax xam nañ leen yéen xam ngeen leen waaw léegi ñooñu bu suñu pas-pas jotee dañuy jël suñu pas-pas parce que aussi suñu pas-pas ku ci ne xam nga fa mu nekk teen ba fa muy balle dem nga fa joxe fa sa bopp joxe fa sa ruu loolu kenn mënatu ko remettre en question ci àdduna maanaam ki gëm ak kii saaga ak ñëpp ci yam parce que aussi nañu waxante dëgg yàlla bi bind jaami sax da ngay gis nit ñi tëb di ko saaga da ngay gis yenn philosophie xëy di ko wax lu ñu ko war ta wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis nit
yëkkati làmminam wax ko ay ñaawteef yoo xam ne da ngay bëgg taf say noppi. Donc qu'il y ait des égarés dans la vie yoo xamante si ni safaan rek la ñuy wax loolu waratul bett kenn ci ñun comprendre nga mais gis nga bu accès pour nga war a def ay choix de ta vie nga réfléchir ci sa àdduna da nga war a jël sa pas-pas que tey ko ne parce que sa pas-pas c'est à vie mënatul denc ci àdduna sa sëriñ ak li tax nga bëgg ko ak lim bind ak ci pas-pas boobu noonu du ab politicien wala ab manipulateur moo war a ñëw di ci indi ay doute wala benn saagakat bu jógee fële man sama sëriñ mën nga koy saaga fii ba suba nga def ko liggéey def ko lekk def ko naan barki alxuraan dama lay xool di la ree parce que da ngay yokk sama cofeel ci sama sëriñ mais nga saaga sama sëriñ ma dem di mbëkk miir ma du ma ko def parce que yow yàlla dalaa dimbaliwul bu la yàlla dimbaliwul doo fekk ab wàllewu yàlla nga koy saaga donc quelques minorités dof yooyu nga xam si ni ñii yàlla da leen alak ci àdduna ñu toog di saaga nit su pas-pas war ñoo yëngal ñooñu dañ leen war a xool di leen rey ak di leen jàppee ay mala parce que ñooñu noonu ba ci Ousmane Sonko nawlawul ñooñu amuñu numéro du toog ak ñoom àndul ak ñoom ñooñu amuñu ci moom accès parce que ku xam Ousmane Sonko mais da ngay xam yar gi nañ waxante dëgg yi muy wax man su doon man la xaalu naa bu yàgg boole ci sax kàddu yi tegganewul dëgg yi muy wax mais moom su koy wax calme bi muy àndal moo tax nga war a xam ne kii ku yàlla déy la ku yàlla diisal la day wax dëgg yoo xam ne dëgg yooyu day indi tremblement de terre mu ànd ak tekk ak benn sourire bu dal jàmm mu leer la kii yàllaa ko sol kooku caractère bi mu am man aw ma ko kon kooku bu dee yar kase la ci moom la yàlla ci moom la fekk baax ñun ñëpp xam nañ loolu bu dee dal jàmm la ak respecté nit ñi ci moom la fekk baax mais kooku noonu day déplacé wu di dem ci alméeri di seeti di dem ci dëju nit ñi yëg nit ñi te sentirul sax ay affaire u notoriété wala kii nit ñi ñoo naan ko da ngaa war a toog parce que boo demee ci dëj yi da ngay day agité wu da ngaa war a toog sa statut mayetu la ko mu naan foog ma dem ci dëj yi samay nit lan il faut ma dem ci ñoom mu leer la kii góor la kii affaire de star affaire de maa toll nii kooku taxu koo jug ab taalibe la léegi nag mu am des gars yoo xam ni bokkuñu ci benn tarixa daal di gis ne mos a dégg que ne kii bokku ci benn tarixa ñu ne kon ne kii mooy suñu candidat loolu c'est des choses yoo xam ne xel nangu na ko mais est-ce que moom day jëflante ak ñoom ci seen yëfu dof yooyu ñun ñëpp xam nañ que ni du am te du mos a am parce que boo dee xool ñi topp di ko jàppale ñëpp yàlla xam na que ni 95 voire plus% ñun ay tijaan lañu ay murit lañu ay layen lañu mais on a fait la part des choses xam nañ que ne suñu pas-pas la mais ci wàllu politique dañ ñoo yàgg a nax di ñu nax ba yeewu dafa jot génération bii mooy la génération consciente décomplexée boo xamante si nii diggante moom ak sëriñam daf koy matal ba mat sëkk mais diggante moom ak li jëm ci wàllu àdduna rôle bi mu ci war a jouer daf koy jouer du def lâchement dem làqatu ci benn ab conviction na nangam ak sàngam déedéet day ñëw jouer ci rôle bi mu ci war a jouer Ousmane Sonko gars yi dañ ko isolé bëgg ko diaboliser bëgg ko def parce que xam nga lan la dëgg lay indi mosoo gis ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy indi dëgg gis nga niñ ko dund Serigne Touba bi muy indi dëgg gis nga niñ ko dund mosoo gis ku indi dëgg am jàmm parce que naafeq yi ils sont bien armés ils sont bien organisés ils ont les médias ils ont les banques ils ont yenn sëriñ yi ils ont yenn waykat yi ils ont donc ñoom pour ñu diaboliser benn nit c'est trop facile mais c'est ñun suñu jeunesse bi mais ñun ñoo war a bañ loolu li tax ñuy nangu jamono ju nekk bu ñu amee rek benn xéewal bu ñu suñu borom defal ñu naïf bàyyi ay gars yoo xam ne ñoom seen àdduna neex na ba noppi seen i kër yaatu na seen i compte fees na seen i oto bari na ñooñu ne ñun ñoo leen di xalaatal lii moo baax. Dans la vie de tous les jours ñooñu duñ ñu faale ci dara duñ ñu faale dans la vie de tous les jours bu politique waxul ñoom ñu ngi ci seen àjjana di ko dund ñoom ak seen i doom ñu ngi ca waaye yow. maanaam ay milliards la ñu yor loo xamante ne lii ci ñàkk baadoo yi lay jógee yaa ngi dégg ñoom bi ñu am problème mu analyse problème mu dialyse problème mu sama rein bi problème mu lii ñoom am na lu ñu jënd loolu lépp donc pour que ñi ñuy noot continuer ñoom loolu seen avantage lay doon mais ñun mais fulla mooy jaay daxaar comme ni ko gars yi waxee ñun un moment donné est-ce que dañuy nangu rek ñu naan ñu bul xalaat non bàyyil ma lay xalaatal kii baaxul kii moo baax et puis ñun ñi nga xamante ni ñu ngi xëy di teg suñu bët li ñuy teg suñu bët ñu bëgg a jël loolu bàyyi ko mu naxasaay parce que am na ku toog fële ne ma bàyyil ma xalaatal la kooku di ma xalaatal dimbali ma bu jotee du ma mës a dimbali moom mi ngi dundi àjjana sur terre mi ngi dawal ay oto yoo xamante ni ay millions lay jaar comprendre nga yor ay kër fu ne mu yor ko fa ay doomam di dund li may moom mu ne ma bàyyil ma xalaatal la li may xalaat moo baax non loolu dañ koy bañ maay tuub loolu ñun dañ ko war a bañ génération bi nii dañu war a use suñu brain foofu la ñu toll bu njëkk média pour mu manipuler la masse danaan yomb parce que média kese moo amoon benn média moo am nguur jënd ko muy wax li bëgg nguur bëgg
mais léegi yàlla dafa def jamonoy internet ak l'information directe nit ñi di ko jot kenn mënatu fee manipuler nit facilement tak 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 nga wax benn wax rek diaboliser benn nit xëy suba def benn fausse vidéo du genre non man damay laaya biir rek jubluwuma ci lii te nga xam ne que ni impact bi mën na nekk quelque chose de très grave impact bi yow si sa fort intérieur xam nga que ni impact bi mën na causer beaucoup de tort yow yaa ko tey def ko ba pare bëgg wëlbati ko naan non man awma ci benn problème fi may waxee damay laaya biir kuy laaya biir doo jël ay nit nga fekk loo xam ne xale bu am 5 ans waroon naa mën def la part des choses yow nga am plus de 30 ans nga jël ay photo teg ko am commentaire boo ci def boo xam ne junju la yaa ngi dégg fi ma lay wax am commentaire boo xamante si nii li nga ci def junju la ba noppi nga bëgg a tay-taylu kan ne da ngay laaya biir déedéet nit ñi duñ ko bañ gis nga fii am na fi ñoo xam ne buñ leen saaga maa ngi ñaan gars yi parce que aussi il faut ñu comprendre benn affaire yonent bi saxaaba yi doon ànd ak ñoom seen tolluwaay la suñu sëriñ si Maalaaji Maalik sëriñ Touba sëriñ yi leen waroon ay cheikh lañ ñii ay muxaddam lañ donc ñooñu même buñ daan dégg ci sëriñ bi dañ daan am kawewaayu gérer ko mais fii nii ay xale yu ndaw yu nekk sur internet nga amal affaire ñooñu amuñu tolluwaayu saxaaba yi ak cheikh yi waroon sëriñ si ñooñu boo laalee seen loolu warta laal mën nañ la wax naka sunu noonu ci kàddu yi tegg newul parce que yaa tooñ ci boppam moo baaxul gis nga activistes yi di wax c'est la plupart c'est des losers ni ñuy woowee activistes c'est des gars yoo xam si c'est des gros losers c'est des grosses tapettes yoo xam ne toog seen clavier di wax lañ bëgg toog seen clavier di wax gis nga ñooñu am na ci ñoo xam dañ leen di rax fay leen ne leen saagaloo am ñoo xam dañ leen wax fay leen pour ñuy yàq parce que dañ naan fii lañ féetewaloo seen bopp ba pare raxu nekk ay usurpateur nekk ay imposteur daal di ñëw di saaga au nom de tel alors que dañ leen di fay pour ñu saaga donc ñooñu taxuñu may wax mooy yéen activistes yi toog di wax ay waxi dof pour que ñu jël wax boobu après taxé ko un tel ñooñu noonu taxuñu may wax comprendre nga nañu utiliser suñu xel comprendre nga nañu utiliser suñu xel encore une fois nañu mën a def la part des choses entre suñu pas-pas suñu émotion ci suñu wàllu pas-pas ak suñu raison ci suñu wàllu àdduna mbiru politique gis nga mbir nañ bàyyi di nax suñu bopp léegi-léegi gis nga boo toogoon fii sa kër denc 10 millions sa gàlle benn waay ñëw dugg ci gàlle bi yaa ngi dégg daal di sàcc say 10 millions nga jàpp ko mu ne la barke Serigne Touba di nangam da nga koy pes malgré que sëdd na Serigne Touba parce que tu fais la part des choses xam nga ni kii donte yéen a bokk Serigne Touba moom la Serigne Touba digle nekku ca ab saay-saay la moo tax mu def lii mu def ba noppi bëgg a mbubboo Serigne Touba bëri na ci Tidiane bëri na ci faneen ak faneen li ma la bëgg a wax mooy il faut faire la part des choses nit ki c'est pas parce que dañoo bokk tarixa wala bokkuñu tarixa wala dañoo bokk diine wala bokkuñu diine nit ki da nga koy atte ci jëf yu mu def am na ci ñoo xam ne c'est des tricheurs dañuy sàkketoo ay tarixa am na ci ñoo xam se ni c'est des manipulateurs am na ci ñoo xamante si donc gis nga quand il s'agit de juger sa pas-pas bul nangu say émotion pas-pas parce que nit ki tudd na sama sëriñ wala nit ki déedéet bul nangu lool sa pas-pas ma nga ca suuf mbóot ya foofu dañ koo sceller à vie comprendre nga fi may waxee donc tu fais la part des choses sa pas-pas kenn du ko laal donc c'est pas parce que nit ki day ñëw rek tudd sa pas-pas wala mu waat ci wala lii tu remets tout en question déedéet am na ñoo xam ne man ak ñoom ñoo bokk tarixa ay woyu lañu ay bandi lañu tooñ nañ Sénégal toqal nañ deretu Sénégal tuur nañ deretu Sénégal sàcc xaalisu Sénégal toroxal Sénégal te man ak ñoom ñoo bokk tarixa kon ñooñu du ma leen gis naan ñaa fu ma leen gis bu pes bi mu dul jug xeelu bi en tout cas naa leen wan ka ni lu hostile naa leen wan ka ni yéen du ngeen ay nit yu baax bu leen sàkkatoo sama sëriñ bu leen sàkkatoo sama tarixa fu ñuy xoole ndax nit ku baax la du ñu xool ndax nit tijaan la wala murit la wala ibaadu la wala du foofu fi ñuy xoole nit ci wàllu njiit surtout ci wàllu politique mooy fan la jaar c'est quoi son vécu c'est quoi son comportement fi mu jaar yëpp naka lan lañ ko nettaleel qu'est-ce qu'il a fait quelles sont ses compétences quelle est sa vision du Sénégal quelle est sa vision de l'Afrique quelle est son intégrité quel est son degré d'intégrité nga peser loolu lépp daal ni kii de bu ñu ko joxee am réew mën nañoo jiite loolu la ñuy xool mais pas kii tudd na sama sëriñ wala waa kii day mbëkk miir bi moo ne loolu ay nax la plupart c'est des usurpateurs la plupart c'est des imposteurs yoo xam ne bu ñu jaaree ci yenn tarixa yi dañuy am créer benn émotion dañ ciy jaar donc kenn waratuñoo nax ci yu nu mel
suñu pas-pas dañ koo sele fa yàlla parce que ba ñuy nekk taalibe juddooguñu donc loolu du ab nit mooy jóge fale naan da nga koy dëgëral wala da nga koy wàññi munoo ci Papa Ndiaye li jëm ci wàllu politique nañu def tekk di xool les choses askan bi ñun mënatuñoo dund cette misère cette manipulation ce manque de respect cette humiliation on ne veut plus vivre ça. Il y a des gens qui sont là à faire des leçons de morale. Ils sont les premiers à collaborer avec nos oppresseurs. Ils sont les premiers à fu ñu fekk suñu oppresseurs yi màggal leen tuddee leen ay kilifa nuyoo leen ñaari loxo bu ñu leen dalale seen kër yi ñu def ko ay ndam te xam nañ que ni ces gens là sont les oppresseurs du peuple. te ñooñu noonu bu ñu demee ci suñu yenn kilifa yi sax dañ leen di aj grade boo xam si ni grade ay sàcc lañ mais dañ leen di aj ay grade héros yóbbu leen fu kawe te xam nañ que ni ñii ñoo yóbbu askan bi ndóol bi muy dund feebar bi muy dund ñàkk accès à la santé bi muy dund li muy dund lépp nii ngeen gis ne ñoo leen koy mais parce que ay milliards la ñu sàcc rek ñu def leen ay héros def leen ay nit yu baax def leen ay nit yu fréquentable léegi riba la ñuy léegi loser sax bu ko mëni feeñoo day doon cemp ci jàgg yi maanaam bu xaalis bi bëree dañuy fàtte que ni sàcc la dañuy fàtte que ni loo xañ Sénégalais yi la loo xañ sa mbokku taalibe yi la loo fañ forage yi la loo xañ tool yi waroon a sax la loo fañ rajo yi waroon nekk ci hôpitaux yi la nga jël ko dugal ko sa poche yow daal di ñëw ñu bëgg laa màggal di la màggal parce que yaa ngi séddale ay xaalis wala yaa ngi may ay oto wala yaa ngi jënd ay nag teewul ne ab sàcc nga doo noobul suñu bët faalewun la ñun niñ lay faale mooy est-ce que wane nga ngor est-ce que wane nga jom est-ce que wane nga bëgg sa réew est-ce que jël nga li nga moom li ci des nga bàyyi ko ñi ko moom est-ce que bi la Sénégal joxe ndomba tànk sàmm nga ndomba tànk boobu noonu ba lépp loo ciy def mu doon luy jariñ Sénégal luy dimbali Sénégal wala est-ce que dangaa dem bokk ci benn mafia buy sonal Sénégal dangaa dem bokk ci benn mafia buy nasaxalal Sénégal dangaa dem bokk ci benn mafia buy rëppeel Sénégal ñun loolu lañ lay xoole bu nekkee ne dangaa nekk benn gore benn gayn bu gëm boppam benn gayn boo xamante ni dafa gëm réewam benn gayn boo xam dafa ragal yàlla day sóoraale tëraay bàmmeel day xool que ni riba du ma ko dundalee sama njaboot mu jéem a liggéey di ñafe kooku fu ñu ko fekk héros lañ koy def jaral lañ jox suñu bakkan te Ousmane Sonko ci ñooñu la bokk. fii ak mi ngi ci dynamique boobu nous serons des inconditionnels du ñu ànd ak suñu sago parce que Sénégal moo ñu jaral naaw ci jaww ji dem donc on ne va plus laisser des gens. ñu def nañu defoon Mamadou Dia toog di créer toog di jéem a muuslu di juumlu te juumoo xam nga ni juumoo mais da ngay juumlu jël benn bombe sànni ko affaire bi di explose nga ni non lii li ma ci jublu mooy damaa bëgg y a rien à dire et puis qu'on arrête de dire non le gars il doit sortir pour démentir lu muy démentir benn albafta bu nekk fële ca àll ba xamuñu day tox yamba xamuñu dafa dof xamuñu c'est un psychopathe xamuñu c'est un gars koo xam ne dañ koo jënd ci suuf loolu dara wóor ci ngeen bëgg tous les 2 jours un professionnel un leader charismatique bu yàlla baaxal mu génn tous les 2 jours naan maa ngi jéggalu yéen bëgg a topp ay caprice yenn ne maa ngi tuub maa ngi jéggalu waxloo ma ko xam nañ ni waxloo wëg ko yow yaa gën a xam que ni waxloo wëg ko parce que moom li muy wax ak liy démarche wan na la ko ba nga gis ko ci sa bët lan nga bëgg 2 jours nekk mu def conférence de presse maa ngi tuub maa ngi jégalu bu yàggee sax ñu ne kii li muy tuub ak di ko jégalu kon dëgg la mais kii mi ngi vers l'essentiel dem leen ngeen xool li muy def l'Assemblée nationale dem leen ngeen xool ci yii mu dénoncé amul benn affaire bu mu dénoncé daf koy jëlal 6 mois d'étude 6 mois d'étude yoo xam ne bu ñuy lekk di nan tëdd suñu jabar yi moom mi ngi ci ordinateur yi dem di wuti information di vérifier est-ce que c'est vrai di vérifier est-ce que lii ñu ngi koy def Sénégal yi ba mu jaral ko mu génne ko dem dénoncé ko combien de choses la génnee yoo xamante ni dañ ñu ko doon def moom mu dénoncé ko combien de scandales ñoo fi exploité yoo xamante ni il a pris le temps la peine dem fuy na ba mu jaral ko mu génnee ko loolu doo koy dakk yow kooku amatuñ benn ngërëm buñ ko defal koo xam si ni dafa tiim kees gi sàccul koo xamante si ni jéem nañ ko corrompre ne koo xam jéem nañ ko mu tiim lu ne mu def ko sacrifice amatuñ benn jaajëf ak benn massa coono buñ ko def bu dul naan ko am na benn dof bu nekk ginnaaw Canada demal nga wax ak moom lu muy wax ak kooku débile boobu man sax jomm naa wax ak moom. léegi nag li may ñaan mooy nañu défendre suñuy argument te maytu di tontu ci ay saaga parce que lu ñëpp di wax bu yàggee day dem ba mujjee nekk dëgg li ñuy def ñun ñëpp daf ñuy metti parce que dañu fekk góor jàmbaar héros ñu koy def yenn yi sa xol lay laal ba tax na booy saaga doo ko tey mais saaga moo fajul dara su ngeen bëggee rendre service combat bi su ngeen bëggee rendre service révolution bi su ngeen bëggee rendre service dynamique bi ñu jël lillahi wa rasuli soyez à l'image de votre leader
il est poli, il est galant, il est intelligent, il n'insulte personne et il dit des vérités. Mais soyez comme lui. Soyez comme lui. C'est pas parce que quelqu'un a accusé, que quelqu'un a dit des bêtises, que quelqu'un a dit des conneries, que dañuy topp suñu émotion rek dem saaga ko nit ñi récupérer saaga yi après loolu rek moo leen ci intéressé. Même si xam nañ que ni la personne qui a fait la vidéo ou qui a fait les informations c'est faux, on le sait. On sait que c'est faux. Mais xam nga lan la ñuy jël après ah booyam ñu dem nañ saaga ko booyam dem nañ saaga ko à force que nag ñu coller étiquette boobu mën na am ay répercussions après. Donc il faut lu ñu mer ak lu ñu tuumal parce que il faut nga am humilité dans la vie bis boo nangoo que ne yàlla nit a ngi xëy di ko saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit a ngi xëy di ko saaga suñu wàll yi ay nit a ngi xëy di leen saaga kon war ngaa nangu ne nit mi ngi xëy di tuumal Ousmane Sonko mais défends-le avec tes idées avec ta pertinence mais ne va pas jusqu'à tout le temps nga bëgg wane non man je te comprends je sais que man kaay ma xamal benn affaire xëy na day nekk lu ma dul def ci kaw mais ci suuf am na yoo xam ne bu ma ko gisee yàlla xam na que ni sama réaction day xaw a violente parce que je n'aime pas l'injustice je n'aime pas cette campagne de diabolisation qu'ils essayent. Élection yi passe lu ne dégg nga ko vocal yi dañ ko doon sànni am télé ak ay médias yu leen ci jàppale ils ont failli réussir li ñu defoon ci Mamadou Dia ils ont failli réussir ko ci Ousmane Sonko. Maintenant, il faut que nous disions que Ousmane Sonko, c'est beaucoup plus profond que de la politique. C'est de l'engagement patriotique. Le Sénégal doit être sauvé. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Les vampires, depuis une nuit de temps, ils deviennent milliardaires du jour au lendemain. Et lolo, quand on de politique, on a politique, lolo djihad. Nous devons sauver ce réew. Sauver bi du question dañuy génn di sànni ay xeer wala di saaga ay kilifa wala di saaga ci internet bi sauver bi mooy on va essayer de conscientiser tous les jours au maximum ne serait-ce que benn nit par weer jar nañu conscientiser ko c'est ça le combat et ce combat là c'est un combat boo xam ne dañ ci war a dem ak passion ak rigueur ak dynamique ku ci nekk ci ñun tu dois te dire chaque mot boo xam ne su ma ko génnee ça va être taxé ci daru Ousmane Sonko je vais essayer de xool mot boobu mu nekk mot bu positif mot bu instructif mot bu objectif mot buy defaat c'est un engagement personnel il y a des choses yoo xam ne tu les fais de manière personnelle xam nga fi waxee dès le début ngay wax que ni nii laay doxalee nii du ma ko doxalee parce que nii su ma ko doxalee mën naa porter préjudice kii ma ñëw di défendre donc passion bi léeg-léeg day baax mu ànd ak raison te na ngeen xam que ni nu ne dinañ ko ñëwee nu ne dinañ ko jéeme stratégie bu ne dinañ ko teg lu ne dinañ ko def et la solution finale mooy c'est d'arrêter la vérité cette révolution cette jeunesse décomplexée cette jeunesse qui a envie de changer les choses loolu lañ bëgg a dakkal parce que dafay menacer seen privilège yi ñu nekkee mooy dund ci kaw askan bi nekk ay milliardaires ci askan bi di séddalante ay milliards di séddalante ay hectares di séddalante ay littoral seen ay doom nekk ay buur suñu kaw ñu nekk ay jaam di dee xiif ak mar ñàkk a faju c'est ça le problème foofu la ñu toll et foofu ñu toll nag moo war a waral ñun ñu am benn motivation bu extrême parce que loolu ñun dañ ko war a changer loolu dañ ko war a changer te di ngeen war a xam que ni nit yi nga xamante si ni nag ñoom lii ils vont tout faire parce que seen ay naxaate mooy waaj a feeñ jeunesse bi moo nangootul nga toog seen kaw jàppaleen ay xar télé bi validé mbër yi validé waykat yi validé rek daal ne ah kon man validé naa loolu la jeunesse bi d'accordatul jeunesse bi dafa bëgg mbir yi cenc jeunesse bi dafa bëgg ñoom bu ñu mënta dund sax lu yemb en tout cas ñu xeex ba seen doom yi bu ñu ñëwee dund lu yemb mais fii on se laisse faire fii on se laisse manipuler fii on ne fait pas la part des choses entre suñu ay émotion ci suñu wàllu pas-pas mooy suñu ngëm comprendre nga ak ci suñu wàllu maanaam les choses mondaines maanaam les politiques et tout ça fii on ne fait pas la part des choses à ce niveau là tey jii nii dañuy bëgg a moi je vois parfois des gens dañuy bëgg a toog entre deux chaises parce que dañuy bàyyi seen émotion en tant que ab taalibe mu yóbbaale leen ba dépasser seen raison parce que wane woon nañ cofeel ci benn nit wane cofeel ci benn nit ba nit boobu juum mais ci juum te boobu juum day mën na koy défendre ali say pas-pas te moo ko tey juum ko doful léegi bu ko defee yow ci dëgg ci tàng-tàng bi ci digg ni waaw come on man
non waa ji nag ku baax la quoi ku ma fonkoon la pourtant li mu wax ne rek nga commencé bëgg a baab sa bopp parce que yaa ngi bàyyi say émotion mu yóbbu la ci foofu noonu te xamoo que ne le gars il te manipule. Le gars il te manipule moo la ëpp xel téeméeri junni yoon il traîne avec certaines politiques il va aller voir il se fait recevoir par d'autres politiques donc juum ak laaye biire ak teg un plan c'est différent. Maintenant, il faut répondre, mais avec des arguments. Il ne faut pas aller insulter, parce qu'il y a des gens qui au final, ils ont une accusation. Et c'est une fausse accusation, parce que Sonko n'attaque jamais les gens de manière personnelle. Sonko ne défend que les intérêts du Sénégal. Il faut nous saquer, comploter, le littoral, là, il a fait, inspecteur, mais c'est ça la démarche. C'est ça la démarche. Donc, les gars, il va falloir que yini gars yi di jëm ak yini gars yi di def ñu réfléchir ci bu baax a baax. Gis nga ils sont très intelligents mais moi xam nga nit ki aussi ngëmam daf ci xaw a fànn. Il est possible très rapide et très facile nga nax ko ci ngëm-ngëmam parce que ngëm-ngëm dafa yéeme tu perds pied très rapidement. Et foofu lañ jaar Mamadou Dia ci ngëm-ngëm leen ko jaar Mamadou Dia ils ont écrit des lettres à son nom yónnee ko ay sëriñ ay xalifa di ko fenal bind ko signé ko à son nom comprendre nga ils ont fait des trucs de ouf mais loolu noonu c'est vrai que ni pour nga manipuler nit ñi ci seen ngëm-ngëm mais c'est day yomb maintenant comme nous yàlla dimbali nañu ba loolu teel nañ ko xam. Bu nit ñëwatee bëgg a jël direction bi mu yóbbu ko ci ay affaire u ngëm-ngëm dañuy def tekk bàyyi ko mu wax ba àggal ñu def la part des choses parce que ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ nekkul ne ab politicien wala kuy topp ci ginnaaw ab politicien moo war a ñëw di am lu muy yokk ci suñu pas-pas wala lu muy wàññi ci suñu pas-pas donc tant que tu ne fais pas la part des choses entre say émotions sa ngëm-ngëm ak sa benn raison boo xamante si ni mi ngi ni mën nga juum ci sa réaction mën nga mer mën nga sax le doute mën na placé wu parce que je vois des gens dañuy ñëw daal ne oui man je suis passé fois mais franchement Sonko doit vraiment faire une communiqué de lan benn samba boy yow benn boy yoo nekk fële di wax ay bêtises te ñaata ci ñun ñooy xëy di def ci mbubboo Tijaaniya di def ay toj ci turu Tijaaniya est-ce que dañ naan xalifa bi doo jubbanti que li xalifa bi li mu war a def na ko. ñaata ñooy mbubboo ci turu Serigne Touba di def ay toj yoo xamante si ni xel nangu est-ce que dañ naan Serigne bi doo ñëw wax ak kii dañuy xam que ni Serigne bi mission mat na ñi bëgg a dégg nañ ñi bëgg a topp nañ mais amul diine jooy dem amul organisation booy dem boo xam si ni c'est parfait à 100%. Il y aura toujours des brebis galeuses il y aura toujours des égarés des fous furieux yoo xamante si ni même borom organisation bi day muslu ci ñoom nan la xel di jariñ nga bëgg na kooku daal di taxaw di def conférence de presse di topp ay quelques caprices chaque 2 jours mu def benn communiqué daal ne waaye maa ngi tuub c'est pas moi kële xaw ma ko kii li muy wax bokkul ak sama discours tous les 2 jours mu def ko ku dee naan na ko def moo la ab xale bu ndaw la Ousmane kilifa la nañu wax dëgg c'est un leader lu tax ngeen bëgg di ko laaj ay compte tous les 2 jours te lim leen di servir ñun ñoo ko amel njukkal moom lim ñuy xëy di ñu servir nous le peuple mais le gars il se sacrifie pour nous. Limite il a fait la prison topp nañ ko yónnee nañ service secret yi lu ne def nañ ko pour yóbbu ko kaso assemblée nationale def nañ fi seen commission d'enquête ñun la bëj carte gi ci loo xam ne ñun la doon sauver ñun la doon dimbali suñuy 94 milliards ils ont failli l'amener en prison ils dëpp nañ carte gi yónni seen ay député ñu dëpp carte gi bu ñu ko yóbbee prison et ce gars là 94 milliards yi jaajëfal ko au lieu que ñu dooleel ko au lieu que ñun aussi ñu massawu ko ñu koy des détails de quelques débiles qui sont au Canada wala aux États-Unis wala en France ñu ne ko ñu mais il faut pas déconner mes gars non il faut pas déconner mes gars ni nga xam te dëgg ñun di day xale aussi tu vois xale sax day il faut pas déconner xam nga mën nga gis dëgg nga gis dëgg après tu fais semblant
semblant de faire semblant mais foo soo nekk ngëm yàlla rakala tu dis que quand même tu vois li ñu ko ni sama teg na sama ba jàpp ci loolu benn débile bu nekk fële ca xaaj di def ay débilitéem cela n'engage que lui te loolu képp kuy xalaat xam nga ne lii mooy la vérité mais après intérêt yi day dugg en jeu intérêt yi day dugg en jeu xam nga nu mu tudd waa intérêt personnel yi calcul ambition politique calcul yi day dugg en jeu après les gens essayent de pression y a des gens tu amul xaal quoi nañu waxante dëgg donc voilà man sama fait mal sama gis-gis naan doo faju am sécurité waaw maa ngi dama soxla daw xam nga sama baaxee ngeen wax ma ko xam naa ne le son wa quoi réseau bi moo jaay après
leen ma maa ngi def après